voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV tey ji nag ñu am contentement ak mbégte ñëw nag ci plateau bi dalal fi nag ganuk kër gi ganu kër gi nag kenn dootu ko présenté ndax nag yàgg na fi ñëw yàgg nañ ko jël ay interview mu nekk fi nag nekk doomu Mbour di fi def lu am solo moom mooy Cheikh Ndiaye bokk ci kaddu Mbour waaye tamit nekk PDG bu Mbour téléphone moom lañu fas yéene dalal nag ngir waxtaanee actualité bi nga xamante ni moom moo am dinañ waxtaan ci Covid 19 bi nga xamante ni nag fu mu toll nii moo lëmbe àdduna bi lëmbe Sénégal ba nag activité yu bari ñu daal di koy arrêté waaye tamit dinañ wax ci élection locale yi nga xamante ni nag waxoon nañ koo def te mujj ñu koo def ku wax nag Cheikh Ndiaye xam ne économiste la opérateur économique la moo tax nag ci relance économique bi dinañ ci waxtaan nag ci projet bu am solo bi nga xamante ni kooku di Akon mi ngi ko bëgg a def fële ci Mbodiène digganteem ak Akon dinañ ci waxtaan loolu lépp nag ci Mbour TV lay doon boo leen ñu teewloo ñu ànd ak yéen ànd ak gan gi nga xamante ni kenn dootu ko présenté Cheikh ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la rek nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi seetaan. waaw asalaamaaleykum di nuyu waa Mbour yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Afrique di nuyu waa àdduna bi yëpp di baalu àq ñëpp ci tamxarit bi ñu jógee peut-être du ñàkk ñoo xamante ni peut-être tooñ nañ leen wala ñu tooñ ñu baal nañ ñëpp di baalu àq ñëpp daal di ñaan yàlla aussi lépp luñ fiy wax fii rek mu nekk njëriñu Afrique njëriñu Sénégal njëriñu Mbour njëriñu Petite Côte bi moom mooy suñu yitte mooy suñu combat mooy suñu xeex y a rien d'autre. dañuy dooree waxtaan bi rek Cheikh sa xalaat juste ci problème bi nga xamante ni nag Orange am na ko ak yenn ci activiste tey jii sax waa Y'en a marre dañ demoon doon déposé ji benn lettre foofu ci seen siège ba ñu jàpp ci juróom ñaari nit yóbbu leen police yow nga nekkoon nag di liggéey ak Alizé mën nañu wax temps wu Alizé nan nga jàngatee coowu Orange li am ci dëkk bi. Alizé yaakaar naa ni fii Mbour wala région de Thiès man maa nekkoon premier distributeur Alizé ak Sentel boobu nekkoon Tigo. donc Alizé yaakaar naa ci njëkk a signé contrat fii ñu jaay puce ak Orange ci lañ bokk boobu concurrence bi demeegul nii mais li ma jàngat ci affaire yi malgré di encourager suñu frère Y'en a marre seen combat yi ñuy xeex mais combat bi man je pense que yomb na quoi c'est très simple parce que y a des opérateurs concurrents donc képp koo xamante ni Orange neexu la mais jëlal nga dem portatif nga changé nga dem Free wala nga dem Expresso tu conserves le même numéro bu la Orange mën a neexul am na yeneen concurrent aussi Wave mu ngi fi yeneen nga dem nga def noonu je pense que Sénégal yi am na yeneen combat yu leen gën a ñor que ni ay Orange ak ay Sentel ak yooyu parce que vraiment actuellement nu ñu war a def ba relancer suñu économie dëkk bi ak problème courant ak ndox bu cher bi ak démocratie bi gars yi sooxe yooyu moo nekk combat yi ñu war a gën a xeex mais combat Orange ak ay yii moom vraiment pour man du combat boo xamante ni priorité la ci askan bi parce que concurrent yaa ngi fi bu la fii neexul nga dem feneen bu doon Senelec sax nga ne Senelec bu moo fi nekk mën nga mën a loolu combat comme def yii nii ak SDE mais bu la Senelec Orange neexul vraiment nga dem Expresso wala nga dem Free ci conserve ton même numéro donc jarul bruit jarul tentamaare jarul dara quoi pour man damay du tere may encourager les gars ci combat bi malgré seen noble mais jarul yenn yi quoi. Covid 19 bi nan nga ko dundee. donc Covid bi moom wax nañ ci waxati ci mais moment bi man li ma jàpp mooy li président waxoon rek vivre avec le virus boobu daal la ñu war a continuer def. parce que Mali boo xoolee Mali am na corona Côte d'Ivoire am na corona yeneen dëkk yi am nañ corona mais terewul ñu ngi doxal seen activité politique ñu ngi doxal seen activité économique Sidiki Diaba mu ngi def concert ñeneen ñu ngi jouer quoi parce que topp Covid boo xamante ni xamoo kañ lay jeex xamoo na dans 10 ans la wala dans 15 ans la comme Sibro yeeg yeneen maladies ni fi nekkee mu bloqué économie dëkk bi yëpp pour man loolu du xalaat quoi du logique. Salé ngi nii dara doxatul tëj nañu restaurant yi tëj baar yi tëj hôtel yi tëj lépp. tëj boîte yi. waaw tëj boîte yi te loolu yëpp doxul transport bi du dox. jeunes nit ñi la ñuy chômer te chômage bi fi mu toll nii wax dëgg yàlla war nañ xool nuñ koy wàññee mais waruñu xool nuñ koy yokkee na préfet yi jox gars yi seen licence yi autorisé gars yi ñu liggéey ñu def ay mesures de barrière nit ñi continuer liggéey comme yeneen pays africains yi ni ñu koy defee mooy Côte d'Ivoire ak Mali ak yeneen dëkk yi ñu ngi continuer seen activité normale mën a topp Covid rek ba kenn du liggéeyati bu yàggee yeneen mooy rek nit ñi lu dul Covid mooy xiif ak mar ak ñàkk liggéey parce que chômage bi actuellement mu ngi yokk kenn liggéeyatu taximan yi liggéeyatuñu parce que bu sali doxul dara du dox dañ bàyyi nit ñi ñu liggéey ne ministre bi autorisé nit ñi ñu liggéey ñu jël ay mesures barrières hygiène bi parce que boo xool gel yi sax gel yi ci 14 gel yi gars yi di utiliser
il paraît que 2 rek moo ci baax yeneen 12 yëpp d'après les scientifiques yi wax 12 yi baaxul. donc nañ dénk affaire bi yàlla xam ne yàlla moo fi nekk yàlla mooy dogal yàlla mooy décider ci jaam yi ñu moytu te yokku hôpitaux yi yokku plateau médical yi ku feebar nga faju ku feebar xam ne da nga war a faju gi nga dem faju yeneen malade yaa ngi fi cancer yaa ngi fi diabète a ngi fi malade yu gën a méttee ngi fi te nit ñaa ngi ciy dee te kenn sóoraale du leen famille am doom ci hôpitaux yi ñu ngi dee te kenn xalaatatu leen covid rek te covid boo xoolee ci biir semaine mën na nekk 2 personnes lay rey wala 3 alors yeneen maladies yi ñu ngi rey lu ëpp 10 fois plus xiif mu ngi rey 10 fois plus nit ñi liggéeyatuñu chômage bi yokk donc nañ xoolaat système bi ñu koy xeexee nii bu yàggee nit ñi ñooy mujj sonn. mais dem na ba nit ñi sax Cheikh ñemetuñu dem hôpital ndax Covid bi ñi nga xamante dañ doon feebar di am yenn jàngoro yi sax ñemetuñu dem hôpital ndax Covid bi. waaw mais loolu laa wax dañoo topp Covid. Covid rek alors que même les pays développés muy France yeneen dëkk yëpp ñu ngi doxal seen économie mais nit ñi dañuy takk masque mais ñu ngi bàyyi seen économie dox. parce que économie bu doxul nit ñi dañuy étouffé wu nit ñi buñ étouffé wu nit ñi duñ liggéey di problème yi day bëri tribunal problème yi bëri gendarmerie amee nga ma xaalis fayoo mais ku liggéeyul mënul fay bor nañ bàyyi nit ñi ñu liggéey yi nañ bàyyi nit ñi def seen activité ñu jël ay mesures de barrière ñu continuer seen liggéey dañuy lancer appel préfet Mbour bi ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye le président Macky Sall nañ bàyyi nit ñi liggéey sali nit ñi sonn nañ Sénégal nit ñi sonn nañ restaurant yi liggéeyatuñu hôtel yi liggéeyatuñu transport bi liggéeyatuñu taximan yi liggéeyatuñu loolu yëpp li ko waral mooy arrêt économique bi am nii moo ko waral te terewul ñoom bu ñu bëggee seen rassemblement ñoom politiciens yi dañ koy def normal 30 personnes 50 personnes ñu ngi koy def nice kenn waxu leen dara ñi nga xam ne dañuy def seen activité pour war a liggéey wala def benn affaire wala casser les droits ñu leen di créer donc injustice bu ëpp baaxul ci dëkk. jëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy bâchekat yi ku ci mel ni Khalil Gueye mi nga xamante ni mi ngi yor kër gi bâche moom chaque jour dafa may envoyé message mu ni daal mesures yi nga xamante ni moom la état bi di jël tout le temps dafa mel ni ñoom seen liggéey toujours rek dañ ko bëgg a nasaxal est-ce que duñ bàyyi sax liggéey boobu ñuy def dem defi leneen luyeetuñu chaise luyeetuñu bâche décoreetuñu defatuñu dara. loolu mooy xam nga état li ñuy defee erreur mooy dañuy toog seen i bureau climatisé am seen i salaire normal di fayeeku seen i salaire léegi au lieu que ñu xalaat bas peuple bi au lieu que ñu xalaat sans voix yi. ñoom duñ bàyyi xel bas peuple bi xam nga yaa ngi wax kii luye bâche. am na dëggkatu ji sabar bi ku mel ne grand cheikh ñoom Cheikh grand cheikh. Ndiaga Sarr ñoom Ndiaga Sarr. ana ñuy luye chaise yi ana ñi nga xam ne ci loolu la ñuy dund. donc état bi bu ñu xool ñoom seen bureau climatisé yi seen salaire yi fayeeku ñoom amuñu problème salaire weer bu nekk ñu fay leen mais nañ xool bas peuple li ñuy dund te seen aide yi ñu aide nii aide yi touché wu sax 1% population bi. aide yi booy xool 0,5 lay touché léegi 90 xaw ma wala 99,05 population boobu di souffrir nañ bàyyi xel ñooñu c'est très important nit ñi liggéeyatuñu nit ñi sonn nañ parce que li ñuy tere ci àll bi tamit moo nekk ci marché ba boo demee marché nit ñaa ngi fay rassembler nit ñaa ngi def lépp te mënul ñu leen dara. donc boo xoolee hôtel yi ak restaurant yi ñuy tere ñoo gën a sax organisé wu ñu nekk ci marché ba. te terewul marché yaa ngi dox nit ñaa ngi jëndi nit ñaa ngi ndugg nit ñaa ngi def embouteillage ci marché bi respecté wuñu benn mesure barrière takkuñu sax masque donc nañ teg ay mesures d'hygiène nit ñi continuer seen liggéey nit ñi continuer doxal seen activité lukkati bâche yi liggéey ñi nga xam ne ci art bi la ñuy liggéey tamit ñu liggéey musiciens yi defatuñu concert joué ñu ngi souffrir ab fayatuñu location ñu ngi leen di génne seen kër yi ba ci yéen ñi Mbour TV yéen chaîne télévision sax dañ koy santé seen liggéey parce que couvrir benn événement donc na état bi xoolaat vraiment politique de développement bi parce que aide yi ñuy wax tamit ay banques yi jox nañ li banques yi benn banque rek moo ciy suivre booy xool mooy BND yeneen banques yi kenn suivre ci boo demee fa dañ naan ñun état bi wóoruñu ko duñu jox donc relance économique boobu ñu jox dafa am ci benn partie bu mu yem am ci partie bu mu eggul nag ci bas peuple bi eggul ci sans voix yi nañu xalaat sans voix yi muy mool bi muy képp mool bi sax jënd bi dafa am problème parce que amatul fu mu koy exporté mareyeur bi avion yi amatul lu muy exporté ñun ñu daan exporté ay bagages muy jógee Chine di jógee Amérique di andi ay téléphone ñu ngi am problème agence de voyage ñu ngi ni suñu agence 6 mois da nga tëj sa agence yaa ngi fay location chaque mois nga fay location te liggéeyatoo jaayatoo billet d'avion defatoo dara donc dafa métti te yaa ngi am ay emploi yaa ngi créé ay nit yoo xam te ne da nga leen di dimbali. waaw mais Cheikh loolu daf ñuy permettre ñu wax ci septembre bi daan am chaque année Mbour. jëm ci kankuran yi ren ñu ne dañ koy suspendre. te économie bi nga xamante ni daan na ko def dëkk bi da daan dox boutique yi boulangerie yi taxi yi lépp da daan dox. mais est-ce que déjà loolu encore nekkul beneen pertement boo xamante ni donc nguur gi teg na face. bon loolu damay nuyu aussi la collectivité man nekk parce que ñoom mënuñu def lu dul suivre tamit comme que état bi dafa teg benn décision fii ñoom mënuñu woon def lu dul suivre mais pour man avant ñu doon egsi ci yii yëpp waroon nañ bàyyi nit ñi continuer seen activité du corona parce que Côte d'Ivoire am na corona Mali am na corona yeneen dëkk yi am na corona États-Unis am na corona mais terewul ñu ngay doxal seen activité ñu ngi liggéey seen économie ñu ngi koy doxal normal septembre moom li Mbour di yàqule moom dina bëri trop parce que économiquement nit ñi comprendre mais mois kankuran bi danaan
hôtel yi daan nañ dox restaurant yi daan nañ dox maire jaaykatu caaf bi day jaay mu kii jaay ndox day jaay restaurant yi auberge ñëpp daan liggéey waaw bitig yi tamit dañuy jaay parce que ni blanche taxi maa ngi di liggéey donc mois la boo xamante ni Mbour na ci perte lu bëree bëri mais comme que autorités yi loolu lañu décidé mënoo def lu ñu suivre ci loolu mais bu loolu jàllee dañuy lancer appel ñu libéré nit ñi quoi ñu liggéey ñu jël mesure de barrière ñu teg ko mais ñu bàyyi nit ñu liggéey man pour man li ñuy teg di yëpp pour profiter la pour cette élection yi ñu fi xool ni ñu koy reporter teg ay alibi parce que Covid bee tax ñuy reporter élection yi parce que descend naa Abdou Baw muy wax Covid bee tax ñuy reporter élection yi loolu du argument bu tegu quoi. Côte d'Ivoire ne élection présidentielle moo fa am ñu ngi koy respecté normal Mali ngi ne bañ bëggee def seen kii ak yeneen pays États-Unis ñu ngi def seen i élection normale calendrier démocratie nañ ko war a respecté population bi bàyyi population bi ñi fooye jël Covid bëgg ko teg ay argument ay nit ñi buñ demee voté ji fii dañ affaire benn di wàll loolu du logique loolu amul du benn argument bu fiable. ASC yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi nee nañ ren du ñu nawetaan seen subvention dañ koy laaj wala. non ASC yi moom gis naa ñu def benn assemblée générale ak préfet ak maire yaakaar naa dañ leen di féliciter dina encourager mais man li may lancer mooy ASC yi ay citoyens lañ ay patriotes lañ bu ñuy lancer wu ci Covid bi nañ cotiser ñoom ñëpp ku nekk participer ak seen i moyens bopp ASC yi participer. xeex ko Covid bi mais je suis pas d'accord ñu jël budget bi ñu waroon def ci nawetaan football amul ñu leen koy jox pour ñu jël xaalis boobu dem di defi ay nawetaan budget boobu xaj na ci santé bi. xaj na ci hôpitaux yi xaj na ci population mbouroise bi ci yeneen domaine ñu am importance. d' accord naa li ñuy def combat bu noble la mais nañ cotiser ASC bu nekk na joxe 100 francs waaw nañ jël seen propre moyen bu nekk waaw mais pas nga xaar tout le temps état moyen état bi nga war a jël pour def dara. nawetaan amul nañ engagé wu patriotiquement jël seen i moyen bopp def ko budget bi maire bi waroon def ci nawetaan yi mu dimbali ñu ngir yàlla def ko ci hôpitalu Mbour yi ay Varado hôpital Grand Mbour hôpital Tefes. hôpital yi ñoo gën a feebar malade yi nañ jël xaalis bi ñu injecté ko foofu noonu ñu bàyyi jaaxaan yi loolu moom mooy lancé bi may lancé la commune ñu jël xaalis boobu ñu injecté ko ci instance yu am importance yi. mais commune bi ne woon nañ sax dañuy voté budget 100 millions yi nga xamante ni moo waroon dem ci nawetaan yeeg ci dem Màkka yeeg yooyu bu état joxe ceebam ba pare ñoom ñu jënd ci ceeb daal di koy joxe mais ba léegi gisaguñu déggaguñ ci dara ci loolu noonu am nga ci information. 100 millions yooyu waaw loolu nag waxtaan naa ci ak. monsieur le maire ak El Hadj Gueye vraiment ñu jox ma ci information yoo xamante ni j'ai compris ko comprendre naa ci lu bëri quoi. voté woon nañu affaire bi mais trésor joxu leen xaalis bi quoi ni ñuy def mooy par étape lañ koy génne étape bu ñu entamé rek ñu def ay bon ñu dem trésor ñu génne ko loolu idée bu rafet la mais nag li ma ci ñaan rek mooy ñu sóoraale ci la santé man moom la santé mooy sama combat parce que nit bu wérul du dox nañu sóoraale ci budget boobu noonu ñu détourné pour bañ ko def ci événement yi nga xam amagul. ñu xalaat ci santé bu baax a baax surtout les hôpitaux de Mbour nit ñi sonn nañ nit ñi bu ñu feebaree amuñu lu jëndee ordonnance. nit ñi bu ñu feebaree nañ jël xaalis bi ñu subventionné ci les médicaments hôpital ba ku ñëw amoo moyen ñu dimbali la ci nga fay ci sa médicament mais jël ko di ko def ci ay caaxaan ak ay kenn xamul amul benn njëriñ donc loolu noonu ñu leen di ñaan ci sortie bi ñu koy génnee ndànk-ndànk ñu xool lu ñu ciy dimbalee waaw ñu koy def comme ni état bi def génne ay milliards day jënd ceeb joxe parce que day am boo fi jëndaatee ceeb di ko joxe tamit day indi pëccoxoo loolu ay frustration lay andi parce que boo demee ay quartiers yu mel ni C3 ay Château d'Eau Nord quartiers yu bëri gisuñu sax couleur ceeb ak yeneen quartiers yoo xamante ni peut-être xamuñu leen gisuñu sax couleur ceeb parce que mënoo dajal ñëpp loo mënul dajal ñëpp nag te ñëpp bokk ko pour ko sëdd ñi bàyyi ñii loolu frustration lay andi parce que état bi wala maire bi xaalis boobu muy joxe askan bi yëpp ko bokk man mii sax mën naa damaa impacté yow tam da ngaa impacté léegi bu ñu joxee koo xamante ni yow yaa ko gën a impacté ñu bàyyi la frustration lay andi ak injustice nañ xool nu ñuy organiser aide yooyu nañ xool nu ñu koy defee ñu def ko ci loxo ñëpp ko bokk ku nekk ci sa bopp bu ñu ko dee woo hôpital ba wala feneen ñëpp ko bokk ku nekk di nga ci sa bopp doo am frustration parce que loolu mënu dajal ñëpp jarul bu koy entamé loolu ay problème lay andi. loolu am na solo sunu gan tey jii nag moom mooy Cheikh Ndiaye bokk ci kaddu Mbour ba pare nag nekk PDG bu Mbour téléphone bu ñu nee kaddu Mbour tamit daf ñuy permettre ñu wax wàllum politique jëm ci élection yi nga xamante ni mi ngi ñëw léegi yaa ngi ko doon junj ñi ngi ni parrainage dañ koy dindi ci élection locale yi législative dañ ko ciy dindi Cheikh déjà est-ce que d'accord nga ci principe boobu. Ndiaye man affaire parrainage dama cee musul d'accord mais comme que. waa ji dafa fi tegoon pour éliminer ñu bëgg a éliminer copte ñu bëgg a copte def na lu ko neex pare na ci léegi utiliser li mu ko soxlaa woon loolu def na ko moom la conseillé sax Alassane Ouattara Côte d'Ivoire moom lay def donc ñoom état bi taxaw di teg parrainage ñoom c'était pour jël ñi war a nekk candidat calculer net li ñu war a def nañ ko pare nañ ci soxlaatuñu ko parrainage moom Sénégal mënoo koo def ba mu jaar yoon c'est impossible ba biñ def ci présidentielle yi jaarul yoon
malgré def nañ ko organiser seen élection amul problème donc parrainage yi local ak législatif tamit mënul nekk c'est impossible techniquement c'est impossible donc ñu dindi ko loolu baax na ci démocratie mais man li may xeex li nga xam ne d'accord ma ko mooy opposition bi nga xam ne dañuy kaas su Macky Sall prolongé mandat wala su Macky Sall defee lu yoon ñuy kaas ba pare ñu continuer nekk ay maire di continuer nekk ay président conseil départemental dañoo war a démissionner bu leen Macky Sall yokkale seen mandat. yan ñoo war a démissionner. mais ku mel ni opposition bi rek bépp ku nekk opposition di xeex ni Macky Sall warul. ñu nekk maire ak instant bii nii quoi ñi nga xamante ni maire yi nga xamante ni seen mandat moom jeex na. amul benn maire boo xamante ni instant yi war nga voté di sax lu légal parce que loo fi voté bu ñu ko attaqué au niveau de la justice mën nañu ko annulé parce que seen mandat jeex na population bi mooy fal maire. amul président bu war a toog rek bureau di yokkal ay maire seen i mandat loolu c'est injuste day mel ni ëllëg Macky Sall toog bureau yokkal boppam mandat présidentiel waaw est-ce que ëllëg su Macky Sall yokkalee boppam mandat présidentiel léegi opposants yi nga xam ne ñu ngi nekk maire ak président conseil départemental ñu leen di yokkal ba léegi est-ce que dinañ am légitimité pour casse damay lancer appel ku mel ni Barthélémy Dias ku mel ni Cheikh Gueye maire wu Dieuppeul ku mel ni Idrissa Seck waa ñooñu ëllëg est-ce que su Macky Sall yokkee mandat am dinañ casse te Macky Sall yokkal nañ seen i mandat ñu toog fañ toog ñoom di ko gérer nicement ñu fay ko seen i salaire. mais dañoo war a démissionner buñ bëggee ëllëg su Macky Sall defee benn effet population bi casse wala casse ñoom légitimement dañoo war a démissionner mais mënoo toog yokkal say mandat ëllëg su Macky defee loolu yow nga ni Macky war ko def donc nit ñi il faut ñu réfléchir ñu nekk ay nit ay chef d'opposition yeeg amul benn njëriñ lu dul enrichir ay nit. chef d'opposition mooy lan nga jël 3 milliards 2 milliards jox ko benn naan ay chef d'opposition lan lañ askan bi gis seen bopp ba askan mooy ay institutions yu inutile askan bi souffrir amuñu luñ lekk ngay créer institutions yoo xamante amuñu benn njëriñ ay chef d'opposition ay maires yi yokk seen i mandat ay président conseil départemental yi yokk seen mandat ay élections dañ ko war a reporter parce que Covid 19 yooyu du benn logique wala Macky bu ñuy reporter élections yi nañ def ay délégation spéciale ci maires yi yëpp ñu ko ne gérer maires yi ba élection jot ñu voté en toute transparence ku falu nga xam ne yaa falu mais amul droit di yokk ay maires yoo xamante ni population ñoo leen fal tout le temps. loolu am du yoon. kon daal Cheikh bu la déggee maires yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal bi yëpp donc ak président conseil départemental yi nekk ci Sénégal yëpp ñoom ñëpp fu mu toll nii dañ leen a war a wutal ay délégation spéciale ndax seen mandat jeex na bu fekkee président dafa bëgg yokkaat li nga xamante ni moom mooy mandat maire yi pour élection locale yi. xam nga Ndiaye Sénégal gars yi dañuy def politique mais ñu bëri amuñu xalaat pour réfléchir parce que man écho bi amoon naa ko avant Covid bi que ni élection locale 2022 la. législative 2024 moom la ñuy couplé ak présidentielle. te loolu techniquement boo ko calculé loolu Macky da ciy gagné lu bari parce que bu yóbboo locale yi 2022 yóbbu législative 2024 da ngaa fàtte ni Macky Sall dañoo voté woon loi boo xamante ni assemblée nationale président mënatu ko dissoudre. waaw léegi bu demee 2024 def élection présidentielle ak législative mais APR mooy majoritaire à l'assemblée quel que soit alpha ñoom ñooy majoritaire parce que ñooy parti au pouvoir même bu ñu perte présidentielle. ñoom ñooy gérer assemblée. donc président fu mu mënti nekk muy Macky wala ku mu fi teg wala opposant. tu es obligé nga travailler ak assemblée nationale boo xamante ne APR ko moom. donc techniquement 5 ans yooyu yëpp ñoom presque ñoom ñooy gérer waat ba 2029 Macky bu ko neexee ñëwaat nekkaat candidat encore ji la donc opposition bi dañuy réfléchir ci piège yi leen di tànn te xamuñu ko bu ñu topp ay report ñu teg dialogue espèce dialogue bi nga gis nii ñu teg nii. juste ay alibi la pour report yenn élection yi ba egg fañ jëm politiquement Macky il est très intelligent mais dafa am côté yoo xam ne nit ñi du ñu réfléchir. te dafa am opposant yoo xamante ni opposant pouvoir lañ dañoo bokk ci dialogue bi bokk ci affaire bi mais ñu nga ca Macky di ko tegal ay pion di ko def na mu ko bëggee. ay pion Macky lañ ko. waaw ay pion lañ dugal yoo xamante ni ñoom dañuy majoritaire ci opposition bi mel ni opposant lañ fekk pouvoir lañ fekk ay pouvoir lañ ñoom ñu ngi am sa xaalis ñu ngi leen di financer ñu ngi leen di jox xaalis seen yoon nekkul ci askan bi donc pion yi Macky teg yéen ñoom dañ ciy ànd bu ñu réfléchirul noonu lay demee législative dañ koy yokkaat 2 ans ba 2024 présidentielle ak législative APR mooy majoritaire APR bu majoritaire président fu mu mën di toog tamit mënoo dissoudre assemblée parce que voté woon nañ ko ba pare. te ñoom ñooy voté les lois te buñ ko voté wul mënoo ko changé donc xel xalaat lay jëriñ nit ñi dañu am temps réfléchir. Cheikh gëm nga troisième mandat bu Macky Sall. dinaa da koy laaj. Macky de moom moo ko weddil dara moom. parce que waxoon na fi 5 ans laay def 7 ans la patrie avant la patrie respecté wu ko justice équitable respecté wu ko donc Macky moom bu ñu nee troisième mandat wax dëgg yàlla. moo ko weddi de parce que Alassane Ouattara mais moo gënoon a grave te def na ko Alpha Condé def na ko jusqu'à preuve du contraire je dis que à 90% dina ko demandé même bu ko demandé wul. dina teg plan boo xamante ni plan bi moo koy piloté bi bu defee comme ni mu defoon présidentielle yi passé plan bi day gagné. mais plan bi bu gagné wul ñoom ñooy gagné assemblée nationale ñoom ñooy piloté assemblée nationale
donc affaire ba ñaari mu ngi ba léegi rek. waa kaddu Mbour ñoom la ñu tal kaddu Mbour ba léegi ñu ngi liggéey par rapport ak li nga xamante ni moom mooy dëkk bi gis nañ bu baax liggéey bu am solo bi ngeen xamante ni def ngeen ko ci Covid bi vraiment ñu ngi leen ci encouragé di leen ci félicité ak sensibiliser yi nga xamante ni yéen a ngi koy def ci nit ñi jàppale acteurs yi nga xamante ni vraiment acteurs de développement lañ gis nañ tamit jàppale yi nga xamante ni yéen a ngi leen koy jàppale. relance économique bi Cheikh gis nañ fi amoon nga fi projet bu am solo boo xamante ni mi ngi waroon jëm ci taxi yi waroon a jógee aéroport ñëw Mbour relance économique bi ñu ngi koy wax fu mu toll nii hôtel yi doxul discothèque yi doxul restaurant yi doxul relance économique boobu Cheikh loo ci xalaat du koy mën a doxal. mais mooy comme li ma la wax léegi rek li ma la wax mooy état bi nañ bàyyi nit ñi ñu vivre avec le virus loo xamante ne xamul kañ lay jeex. doo ko sóoraale virus bi xamuñu kañ lay jeex xamuñu dans 10 ans la dans 15 ans dans 30 ans la. léegi nga bëgg di ko sóoraale. léegi boo ko dee continuer sóoraale léegi muy téye sa activité di téye sa démocratie nga naan doo organiser ay élection mais kañ lay jeex xamuñu ko yàlla moo ko fi andi yàlla rek moo ko fi mën a jëlee kenn xamul kañ lay jeex donc nañ vivre avec le virus ñu continuer suñu activité liggéey suñu liggéey ñu jël ay mesures de barrière ñu avancé ñu bàyyi hôtel yi liggéey damay profité aussi di encourager di féliciter projet bi nga xam ni ñëw na waaye Mbodiène muy Akon donc man pour man premier bénéfice bi ñu ci am mooy le nom du Sénégal dañ ko wax partout dans le monde le mot de Mbodiène dañ ko wax partout dans le monde le mot de la Petite Côte dañ ko wax partout dans le monde donc loolu ça fait que booster la promotion de la Petite Côte. mais sa diggante ak Akon lan la sa diggante ak Akon wax ko fii nag mu leer. non man Akon sama diggante ak moom du ay relation entre xarit wala dara man relation un patriote la boo xamante ni bu bëgg réewam. di encourager di féliciter aussi suñu grand frère bu mel ni Mbacke Dioum boo xamante ni moom moo fi presque nekkal Akon donc duñ def lu dul encourager Akon ci projet bi nga xam ni moom la andi Mbodiène Akon du dara comme yow la rek comme man. Sénégalais la boo xamante ni bëgg na dëkkam mu ñëw di investir fii donc ñun li ñu mën a def mooy jàppale ko di ko accompagner la SAPCO accompagner le ministre du tourisme ci projet yi nga xam ne andi na ko ci Petite Côte bi parce que bu dul dara sax ça crée des emplois parce que le fait ñuy tabax foofu rek ñaata jeunes ñoo fay dem di liggéey ci chantier bi le fait ñuy wax Mbour Petite Côte ñaata nit ñooy intéressé wu ci Petite Côte pour ñëw investir Pointe Sarène hôtel yi commencé na travaux yi commencé na jeunes ñenn ñi jeunes ñëpp a ngi fay liggéey instant yi ci chantier yi donc ñun buñ li may lancer jeunes yi mooy ñu dem defi ay formation ñu teel a uti ay métiers parce que buñ toogee ba ëllëg amuñu ay métiers amuñu ay formation yeneen jeunes jóge ci àll bi di jël place naan non waa ji dëkkul Mbour kii dëkkul Mbour yooyu amul importance nañ uti ay métiers nga xam ne dañuy teel a anticiper affaire yi bu ñëwee nga xam ne balaa ñuy jël kenn dañuy jël ki dëkk ci dëkk bi autorité yi tamit am fulla boobu bu ñëwee fii balaa ñoo jël benn emploi ñuy jël ñi nga xam ni ñoo nekk ci Petite Côte bi ñu jël ñi nekk ci dëkk bi balaa ñuy jëlee ñeneen ci àll bi di leen jox ay emploi ñu jox jël ñi dëkk Mbodiène ñi dëkk Pointe Sarène ñi dëkk Mbour ñi bëgg Sandiara mooy la Petite Côte parce que Petite Côte mooy capitalu Sénégal moment bii ñu toll nii donc dañuy mën a def lu dul encourager Akon mon frère di ko féliciter di ñaan yàlla projet bi yàlla yeggale ko ci jàmm ak salaam. loolu am na solo mu jëm ci projet Akon bi mais Cheikh projet boobu daf ñuy permettre. ñu dugg ci benn question rapidement rek. jëm ci wàllum foncier. ci dëkk bi gis nañ Mbour TV liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko Ndingler liggéey fa liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib. est-ce que ni Akon def dem gis suuf jënd suuf. bon il paraît que dafa jënd suuf. nanguwul suufu baykat. jënd suufam. est-ce que loolu du encourager yeneen investisseurs yi nga xamante ni ñoo war a def loolu pour dem jëndi suuf la ñuy jéem a nangu suufu baykat yi. bon foofu dama fi féliciter le frère Akon ak ñoom Mbacke tout le monde parce que Akon xam nga le gars yi comprendre mooy surtout Mbodiène ak Pointe Sarène c'est la SAPCO. la SAPCO ba démembrement wu état la. donc TF la titre foncier. malgré tout Akon déplacé wu na dem ba ci village ba. gisanteeg villageois yi waxtaan nañ ñoom expliquer leen projet bi ba ñëpp ànd ci te malgré tout foofu teef la titre foncier wu SAPCO la donc day uti ak Ndingler ak yeneen gars yi dañuy def yenn suuf yi yeneen gars yi dañuy ñëw monter benn projet rek def ay procédure du ci dépassé sax 10 000 francs ñu jox leen suuf buy jar ay milliards ñu jël suuf bi yóbbu ko banque jëlaat ay milliards ñëwaat investir ko ci même suuf boobu alors que dépensé wuñu 100 francs loolu dafa war a jeex askan su moomee suufam lépp loo fay def da nga ci war a waxtaan ak ñoom dafa war a retourner mu nekk seen bénéfice aussi ñu am ci intérêt mais pas nga fekk benn àll nga def say procédure ñu attribué la ay hectares nga dem à la banque tu prends l'argent nga ñëwaat investir même hectares yi te commune bi du gis boppam donc commune yi dañuy privilégier seen intérêt askan di bañ a privilégier intérêt les promoteurs ça c'est très important. ab promoteur bu ñëwee nga war ko jox loo xamante ni mat na valeur 18 milliards mais ne ko man li ma lay jox de 18 milliards la wala 50 milliards la. buñ ko calculer dañuy def 50-50 nga ñëw investir ñu bokk ko ak commune bi.
wala commune bi dem def état financier business plan jël kayitam dem uti fournisseur ci banque yi wala dara mu investir pour le même projet. xaalis bi nekk xaalisu commune bi ñu koy verser ci commune bi mu demaat ci budget commune bi mën ci bénéficier wu ñëpp ci seen bopp. donc loolu mooy la démocratie mais ni ñuy defee loolu du yoon moo tax dañuy féliciter et kon ci encouragé ko ci démarche bi mu jël bañ jox ko foofu te amul benn bruit amul benn coow parce que titre foncier sa colle aussi. loolu am na solo dañ ciy féliciter de passage le maire Serigne Gueye Diop moom tamit gis nañ vraiment donc ñi nga xamante ni ay investisseurs lañ bu ñëwee ni mu leen di encadrer ni mu leen di joxe suuf baykat yi gis ci seen bopp mairie bi gis ci boppam investisseur bi gis ci boppam loolu tamit yaakaar naa ne lu am solo la bu ci nit ñi bàyyi woon xel tuuti rek jéem a copier modèle boobu dina am solo coowum suuf dootul am Sénégal Cheikh dégg nañ candidat nga ne ci stade de Mbour président stade. waaw Ndiaye yow Ndiaye xam nga ngay tooñ. non Cheikh dégg nañ candidat nga de. non du ma candidat mais damaa bëgg Mbour rek mais du ma candidat ci stade de Mbour quoi mais man lu may lancer les frères rek mooy ñu bàyyi xiiroo beeg ngaayoo bi ñu jéem a waxtaan ñu trouver solution xam ne intérêt club bi moom importance di lancer appel communauté bi nga xam ne ñooy jiite travaux yi. ñu impliqué ñu mel ni équipe dirigeant bi fi nekkoon. Salou Sambo ñoom Paul Wade. ñoom Baye As ñu impliqué ci ñëpp quoi ñu impliqué ñi fi nekkoon. ci règlement problème bi ça c'est très important parce que mënoo defaraat stade de Mbour te impliqué woo Salou Sambo impliqué woo ñi fi nekkoon nañu impliqué ci liggéey bi parce que ça boo ko xam-xam ne tamit quel que soit Alpha bëgg na Mbour fi la dëkk donc nañu leen impliqué bu ñu leen impliqué coow du am ëllëg parce que li dañ Guédiawaye FC dañuy bañ mu dal stade de Mbour ëllëg waaw tas ñaar te loolu mën nañ fa arrivé donc nañ impliqué ñëpp ci waxtaan bi te ñu bàyyi ay débat wu kii dëkk na Mbour ak kii dëkkul Mbour ak loolu amul importance boo xoolee fii ñi créé emploi fii Mbour ñu ci bëri mën nañu kii dëkkuñu Mbour donc ñu Mbour waaye nañ bàyyi débat boobu Fatou Ngom daf koy wax nee na on est dans la mondialisation. ñaata Mbour waa ñoo jógee fii nekk France di fa liggéey am fa seen terrain am fa seen passeport français. ñaata tubaab ñoo ñëw fii investir ba ci économie sénégalais la dem Amérique am fa terrain ñëwaat Sénégal ñëwaat Mbour est-ce que école dafa dëkk Mbour donc nañ bàyyi loolu Demba Diop juddoo woon Mbour Bogey la juddoo te terewul Mbour bi moom la ñuy tiitaroo nañ bàyyi débat boobu muy Moussa Mbaye muy Aswad muy Ablaye Gueye ñoom ñëpp ay Mbour waa lañ ñoom ñëpp Mbour moo leen tax a jóg dañoo bëgg Mbour en plus ay kuy politique warul jël stade de Mbour loolu du débat comme neex bu la neexee nga nekk stade de Mbour bu nekk def politique ça n'a rien à voir on est en démocratie parce que président fédération sénégalaise football politicien la APR la bokk te pourtant moo nekk suñu président fédération ku bëgg stade de Mbour am nga droit laaj ko nekk président stade de Mbour bu la neexee suba ba bëggee def politique nga def politique c'est deux choses différentes li ñuy bañ mooy nga jël club bi ak infusion club bi ak moyen club bi di ko campagne wala di ko politiquer mais la personne elle-même bu ko neexee mu dem defi politique parce que boo defee politique tamit boo ci amee intérêt mais Mbour a ciy bëri léegi mën nga nekk président stade de Mbour nga am compétence boo xamante ni Mbour soxla na la nga léegi ma def politique parce que damaa nekk président stade de Mbour war nga def politique non loolu c'est pas de la démocratie nañ organiser démocratie képp ku bëgg club bi nga ñëw boo bëggee Mbour la tamit nga président da ngaa bëgg Mbour ça n'a rien à voir mais lépp nañ ko def ci jàmm ak salaam di féliciter di encourager suñu papa bi ci nekk mooy père Amadou Faye Dame Seck ak grand Arfan ay volontaire lañ kenn fayu leen dañoo ñëw rek pour dox jàmm ci équipe bi donc ñu jox leen respect aussi ñu impliqué tamit ñi ci nekkoon ñëpp ñu ñëw ñu dox affaire boo xamante ni Mbour dina ci bénéficié wu di encourager aussi Mbour Petite Côte Mbaye Diouf ak Grand Wali ñoom ñëpp tamit ñoom tam ñu ñëw tamit jàppale ñu ci tamit ci suñu organisation bi stade de Mbour parce que stade de Mbour club bu dëkk bi yëpp la. dëgg la waaw donc c'est nous dans nous. voilà Cheikh doon nga ko casse temps yëpp. Mbour kañ la ñuy jot seen lampadaire solaire yi. Cheikh temps yii daa mel ni sa dëkk bi leer na la. waaw dëkk bi moom leer na waaw dëkk temps yii sa dëkk bi daa mel ni leer na. waaw dëkk bi leer na dañuy profité ci loolu. di remercier vraiment tamit l'état du Sénégal parce que tamit nit buy def lu bon nga ne dafa bon buy def lu baax ne dafa baax. di remercier aussi le grand Djibi Ndiaye de ANER. waaw sonal nga ko yàgg nga ko laaj. waaw Djibi ça fait 1 an chaque jour moo koy sonal di grand kañ lamp yi di ñëw ñuy discuter man ak moom messenger di waxtaan. ba yàlla def na lamp yi ñëw fii. donc tamit di encourager tamit la commune de Mbour ci axe yi ñu ko def mu nekk axe yu am importance tamit parce que man sama combat yi mooy moo nekkoon avant tout croisement Saly ba biir Mbour yëpp laktal yi dafa war a leer kuy dugg Mbour wala romb Mbour nga jox ñu cër donc ñuy ñaan tamit yeneen projet lamp tamit waaw vraiment dañuy féliciter l'état du Sénégal ak ANER ñu bëri dañuy wax Akon ko fi def mais Akon malgré mu ngi def lu baax mais Akon def lamp yi ANER moo ko fi def ANER démembrement wu état la donc dañu leen di remercier di encourager l'état du Sénégal su lamp yi gënee bëri sax dina baax ku mel ni armée de tefes yi war nañ fa def ay lamp armée de Darou Salam def fa ay lamp ak quartier yi nga xam dafa bëri agression ak ay kii tamit ñu installé fa ay lamp donc dañuy ñaan état bi rek bu ñu mën a yokkalaat tamit ay lamp ak ay tali yu baax
suñ tali yi moom feebar nañ moom tali bi jóge hôpital Grand Mbour waaw bi jóge hôpital Grand Mbour dem hôpital Tefes boobu feebar na bi jóge hôpital Tefes dem croisement kii rond-point Juuti bi waaw yooyu yëpp feebar na te yooyu tali yooyu ambulance lañ fay jaar di yóbbu ay malade di encouragé aussi ñu mel ni Mogem son frère Thomas ci projet boo xamante ni peut-être ñu amoon nañ ko depuis 1 an ñu doon waxtaan pour def benn projet boo xamante ni dañuy impliqué Mbour waaye pour jënd ay oto bari ak ambulance suñu frère yi Mogem engagé nañu combat boobu ku ci mën a jàpp nga jàpp ci après beneen doomu Mbour tamit bu ñuy may na Mbour ambulance xam nga 3 millions lañ ko war a jox Mbour waaw mën a jàpp tamit ci Mogem nga jàpp ci Mogem bu pare bu dem jàpp ci bële comme ça ñu am ay ambulance ñun nag ñu ci ay projet yoo xamante ni ñun on préfère se taire di def te yàlla tax rek après nit ñi xamal seen bopp daal parce que loolu lañ gëm loolu mooy suñu philosophie te ci loolu la ñuy dox daal. mais Cheikh waxtu wi daanaka jeex na projet yi doo ñu si ñamal benn rek boo xamante ni exclusivité bi nga may ko am but. non jaay doo bàyyi loolu xam nga. wala ma wax bi ma dégg ko. non suñ projet bu Kaddu Mbour mooy def benn rajo boo xam ne c'est la rajo des 100 voix. te ñu ngi ci incha allah bu yàlla defee li ñu namm début octobre nañ démarrer suñu émission rajo bi dañoo bëgg jox waa Mbour yëpp. dañu am chaîne télévision yëpp waa Mbour képp koo xamante ni amoo foo bëgg a waxee nga ñëw ko wax sa problème taalibe bi ci benn bi sax dina wax problème am ci rajo bi parce que ñun rajo communautaire lañ ko mooy rajo boo xamante ni Kaddu Mbour lay doon waa Mbour waaye Mbour ñoo ko moom pour ñu xam suñuy doléance di xam suñuy problème ñu koy régler entre ñun suñu biir loolu mooy solution bi ñu teg pour mën a am rajo boo xamante ni Kaddu Mbour FM la te incha allah ñu ci projet bi nañ ñu defal ñaan rek mu nekk intérêt Mbour ñuy xam jàngoro Mbour tey boo amee jàngoro Njaay peut-être mënoo ko faj man mën naa faj jàngoro ma faj ko man su ma amee jàngoro peut-être mënoo ko faj ma faj ko parce que nit mooy garabam donc ça c'est ça le vrai combat de développement jërëjëf ñu ngi lay ñaanal di leen ñaanal projet boobu antu ak jàmm ndax nag Kaddu Mbour moom waa Mbour yëpp ñoo ci bokk ku ci am looy wax rek mën nga ko wax ci Kaddu Mbour ndax nag Kaddu Mbour moom amul xaaj ak seen amul fii laa far amul nii laa mel amul fii laa dëkk donc kaddu waa Mbour la Cheikh loo bëggoon a doole ci waxtaan bi. non di remercier Mbour waaye di ñaan Mbour waaye ñu nekk benn bàyyi xastante bi waxante lu ñaaw ñun lépp lu ñuy wax ñun suba ngoon pour Mbour nu muy avancer rek la. seetuwuñ pour niwit kenn seetuwuñ pour yàqal kenn du ay affaire ay candidat maire ak ñàkk candidat maire loolu c'est pas important ñu waxuñu kenn ba léegi ñun ay candidat lañ ci mairie bi. mais ñu li ñuy xeex mooy le développement de Mbour nga nekk candidat ak ñàkk nekk candidat yëpp Mbour bu la ñoree na nga ci nekk. donc di ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi suñu sëriñ yi yàlla bàyyi leen fii waa Mbour tamit ñu nekk benn déggoo xam ni Mbour rek moom importance bàyyi waxante lu ñaaw ci Facebook bi xastante bi saagante bi amul mujj. amul mujj quoi vraiment li ci am importance mooy ñëpp yéenante jàmm. réseaux sociaux daal dafa war a jëriñ. waaw dafa war a jëriñ daal man réseaux sociaux dañ ko war a teg pour di éduquer. pour di combat pour di xeex li nga xam ne mooy manqué Mbour ñu koy am ak di informer la population ñuy éveillé wu. loolu moo ci important mais réseaux sociaux du pour saagante waxante lu ñaaw ay jalousie kii wax na lii kële xalaat na lii kële arrière pensée bi loolu amul njëriñ quoi te yàlla may ñu stade de Mbour ñu def ci élection yi jàmm ak salaam local tamit gars yi ñu respecté population bi bu ñu mën organiser local ñu teg ay délégation spéciale parce que askan bi moo faroon ay nitam ñu bàyyi di continuer di leen yokkal ay mandat yoo xam ne teguñu ko fenn. mais kay léegi ñu am 3e mandat. mais du yoon si yoon merci beaucoup. jërëjëf Cheikh jërëjëf mbokku téléspectateurs yi doon seetaan Mbour TV mu nekkoon ganu kër gi tey jii nag ñu doon dalal kooku di Cheikh Ndiaye nekk Kaddu Mbour ba pare nekk PDG bu Mbour téléphone ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ko saat ci yéen di jaajëfal Moussa bi nga xam ne si ni moo nekkoon ci wàllu image jërëjëf.